asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu beneen yoon di am mbégte lool di dellu soit ci seen émission Al Irshad comme ni ñu ko baaxoo aljuma bu nekk ak yeneen bis yi nga xam ne yëpp dañu leen di rediffuser laat émission bi ndax am gi mu am solo ak ni ngeen ci bàyyee xel. ñu dalal sëñ Gora Seye ndax ni ma koy faral di waxee université bu mag la ñu ubbi lee mu mat ñaari at jubluwaay bi mooy nit ñi xam bu baax ni ñuy dundee ci nekkin wu sell bu ñu tawatee ni ñuy fajoo. mu leen di taxaw di leen encadrer gu anam gu sell yéen ñëpp itam ngeen xam labir gi wayaf gi yéene gi mu am ci yéen ak xam-xam bi muy jëfandikoo ci ngeen nekkin bu sell ñun tam loolu mooy suñu objectif. bu ko defee sang bi ma bàyyi la nga nuyoog mbokk yi ñuy seetaan ci beneen numéro bu bees ci Al Irshad balaa ñu suubu ci waxtaan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Mouhamadou Mansour maa ngi lay nuyu. di nuyu mbokk yi nga xam ne fu ñu toll rek léegi yaakaar naa Al Irshad waxtu wu ne rek bu ñuy waxtaanee gàncax yi am na ñoo xam ne lu ñu jàpp bàyyi nañ ko ngir mën ci gëstoo di ci sant yàlla nag ci ñi nga xam ne feebar nañ faju ci te ñëwuñu fa ak ñi nga xam ni gis nañ ma fu ne ñi def ko ay ñi jàng ci loo xam ne xamuñu ko woon ndax àdduna lool rek la mooy nit ki su ko yàlla dénkee mu xam dara war na ko tasaare xamle ko te comme ni ma la koy waxee ci wàllu phytothérapie wax naa la livre bi ma bind maa ngi ciy wax ni appellation médecine traditionnelle d'accord ma ko wala boog bu fekkee ni xeetu gàncax boo xamante ne nit ki da koy jël gëstu ko yóbbu ko ci ay laboratoire xam anatomie nit xam nit kooku phytothérapeute la loolu nag médecine la boo xam ne moom ak nit defe naa ñëw nañ ci alaaka bi dox diggante nit ak asjaar yi mu nekk lu yàgg ñu xam ne kon plante dafa ñëw ci dundu nit ngir dundal nit muy garab waaye itam ànd ak moom ci tàmbale bi ba ci jeextal bi te yaakaar naa ni bépp dund dana am fin dana am fu mu yam waaye nit ki waxtu wuy dund dafa soxla lu ñu naan bien-être dafa soxla wér ngir temps bi muy def ci àdduna mu mën ko dund gu teey jaamu ci yàlla xayaatu tayiba waaw loolu nag li ko mën mooy nit ki faw muy dundee ay gàncax ndax gàncax yooyu ñoo mën a jox nit ferñeent yi mu soxla ci yaramam te du ko yàqal dara wax naa la ne la da ngay gis benn plante jël am plusieurs molécule bu ci ne am la cay dox loolu plante rek moo ko am te bépp xeetu tawat boo gis la kay faj ma ngi ci plante yi donte nag plante yi rawatina bii ñu bëgg a waxtaane plante bu toxique la plante bu dangereuse la mais plante la boo xam ni ki nga xam ni mën na màññee mën na jëfandikoo ay plante xam ko sañ na cee faj nit ci nu mu ko neexee te du am lor te du am ngaañ moo tax ci biir waxtaan bi dinañ génne lor yi ci nekk ba nit ñi maytu ko te bañ ko jëfandikoo mooy plante boo xam balaa ñu koy waxtaan rek damay araftu ñëpp ne bëgguma ko laal bëgguma ko jëfandikoo ndax la ca nekk ci njariñ bari na tubaab yi sax mënuñu ko utiliser bu baax astamaak koo xam ne yow xamoo ko waaye nag cabinet Biokénéa xam na ko liggéey na ci xeetu cuuraay ci xeetu massage ci xeetu yeleen ba am ci ay résultats soog ko ñemee nag xam dosage bi waxtaan si garab la goo xam ne ñu bëree ngi dajeek moom it xamuñu ko ndax day garab goo xam ne yabuñu ko waaye dafa mel ni mala yi muus yi ak xaj yi ak xeet yooyu ñoom ñoo ko gën a xam ndax ñoom dinañ ci faju bu baax a baax muy garab goo xam ni moom ngeen di gis nataalam nii ci écran bi parce que taxu koo bari loolu ci Sénégal waaye découvrir nañu ko ñun ba am ci ay photo ak ay yeneen développement yoo xam ni bëgg nañ ko cee def lii buntu la bu leen di wan ni itam incha allah na ngeen ñu xamee woon ci njëlbéen ba ñu commencé ubbi suñu école bi ak léegi di dem ci àll bi fu mu gën a xëccee di leen wan ay xeetu garab ci xas mi ci xob yi ci doom bi ba ci reen bi nu ci nit ki mën a jariñoo sëñ bi di ci génn xam-xam yu am solo incha allah daañu dellu soit ci même série yooyu parce que ñu koy demandé bari na te chaque jour bëgg nañu di leen fekk si ci li ngeen soxla ci taxaw leen ci wàllu paj am ñu bari di ci jariñu ci wàllu gëstu yu am solo yi ci sëñ biy def waaye ginnaaw gëstu yi itam ñu matérialiser ko mu doon lu palpable lu dañu leen di wax ni lii moo nekk nii la tudd lii lay faj
te nii la ñu ciy fajoo. alors sang bi tey garab gi ñuy waxtaane moom la ñuy gis nii ci nataal bi moo tudd Hyoscyamus wala. Hyoscyamus. Hyoscyamus. waaw Hyoscyamus. waaw Hyoscyamus garab la goo xam ne Mouhamadou Mansour garab gu bëri taar la. garab gu ëmb njariñ la. garab gu bëri ay ferñeent la ak i molécule waaye garab la goo xam ne itam ci partie surtout reen wi. mooy gën a mën a faj ko xob yi parce que xob yi. bëri na molécule am na si molécule biñ ciy wax nga xam ne mooy hyoscyamine. parce que hyoscyamine moo nga jógee ci garab gi Hyoscyamus. mais hyoscyamine am na ci yeneen xeetu ay alcaloïdes la. tropanique. ça dafa am xeetu alcaloïdes yoo xam ne bi ci ëpp nag nga xam ne moo ëpp ci garab bi. mooy Hyoscyamine. d'accord. bëri li muy faj. Hyoscyamine acide la lan la. waaw acide la molécule la. boo xamante ne ni moo nekk mooy principe actif. bu garab gi bu garab gi. d'accord d'accord. am na yeneen. waaye bii moo ñu gën a intéressé. pour ñu mën a xam d'ailleurs tur wi ca la jógee ci garab gi. am na ay yeneen garab yu naan belladone wala beldam. yooyu garab la yoo xam ni ñoom itam ay solanacées la comme garab bi. ñooy bokk ay xeet tey baax ci système nerveux. donc hyoscyamine bi nekk ci garab gi. dafa baax ci système nerveux bi. d'accord. sympathique ak parasympathique. loolu dinaa ko leeral. xam nga sëriñ bi doomu aadama. li gën a am solo ci moom. te ëpp njariñ ci moom. tey moteuru lépp. mooy cerveau bi bopp bi. yuur gi. yuur googu nag dafa am lu koy doxal. am lu ko tënk. gis nga même ci wàllu am doom. garab gi baax na ci. mais baax na waaw parce que garab gi dafa baax ci wàllu googu ndax boo xoolee nit. wax naa la cerveau bi moo ëpp doole ci ku ñàkk am doom ak ci war a am doom. parce que hypothalamus bi nga xam ni moo ngi nekk ci yuur gi moo ngi nekk ci cerveau bi. moom dafa am ay hormones yu muy joxe yu tudd gonadotropine yooyu wala gonadotropine ay xeetu ferñeent la substance la boo xamante ni hypothalamus bi daf koy sécréter daf koy xelli mu dem ci hypophyse bi nga xam ni mu ngi ci suufu hypothalamus bi moom itam mooy tax nit ki mës nañ ko wax ci acide aspartique nga xamante ni dafay yóbbu nit ki. ci mu mën hypophyse boobu mu mën a fexe xel moom itam ay hormones yu naan LH wala lu ñu naan follicule lutéinisante wala FHS wala folliculo-stimulante yooyu itam provoqué dem ba ci testicules yi ak ovaires yi. mu mën a xeele ay xeetu hormones yoo xamante ne ni oestrogène lay doon wala testostérone nga xam ni ñoom ñooy matal wallax njaanu ku góor ki ba mat. mën a sakkan mën a doy waaye mooy indi tam mooy matuk nen jigéen gi nga xam ni ovaires yi dafa am nen maturation bi ak maturité bi moo ngi jóge ci hormones yooyu ma lay wax kon nga gis ni léppi doomu aadama surtout nit dafa déparé dans son cerveau mën a tasaare ak ay commandes kon c'est le cerveau qui dirige c'est le cerveau qui commande. su fekkee nag garab bii ñuy waxtaanee. loolu dama la doon wax rek na la garab bi lépp lu nit di faj garab bi mën na la faj. parce que garab bi dafa baax ci fonctionnement ci doxalinu cerveau ak système cerveau bu baax. bu dox ci ban consommation. voilà consommation bu réduite garab gi. xob bi wala. xob bi li ci nekk ci ferñeent bariwul xob bi li mu gën a mën. mooy tey boo gisoon ko am ay yaram yu metti ay tëccu ay wóom yu metti soo jëlee xob bi nga xooj ko ci ndox mu tàng moo tax garab bi maa ngi ko tuddee jeneer dinaa wax li dama tuddee ko jeneer Hyoscyamus ci wolof jeneer la tudd mais par nos recherches parce que ñun recherche yi ñuy def dafa ñu permettre am na garab yoo xam ne léegi ñoo koy utal tur liggéey ci yóbbu ko laboratoire pour mën ko doxal jeneer laa ko tuddee bu ma jógee ci xob bi naa la wax li tax xob bi boo ko defee ci ndox mu tàng baxal ko jël nit ki dàmp ko ci dana gaaw a wér
bu fekkee am ay tànk yu metti. ay tànk yu metti ay yaram yu metti. mettitu yaram fatiguement. mais en même temps parce que analgésique la même ku yaramam tàng ba pare dafay dindi douleur ak mettitu yaram ak sax leneen lu dul loolu même ko comme moo mën morphine même koo xamante ni dañ ko war a anesthésie dafay anesthésier ku ñu war a def am nga loo ci naan nit mën nañ la dagg doo ko yëg ci garab gi dinaa si ñëw ndax ferñeent yi si nekk mais itam xob bi boo ko jëlee nga weer ko ba mu wow ku am asthme mu di ko suuroo dana ko dimbali ci bronche yi ak bronchiole yi ci dimbali ko ci dilatation yi bu ko noyyee moom xob bi loolu mën na ko mooy xob bu tooy bi nag moom la ñuy baxal boo ko weeree ba mu wow def ko cuuraay loolu lay faj mais bu dee xob bi dafa tooy nag noonu nga koy baxalee pour mu faj li nga xam ni mooy mettitu yaram mais nag boo demee ci reen wa ak car yi ñoom foofu nga xam ni moo ëpp doole ci alcaloïde bii ma lay wax nga xam ni moo ngi tudd hyoscyamine foofu nag mooy taaru garab bi foofu la faju garab bi nekk ndax moom dafa baax ci neurotransmetteurs yi baax ci neurone bopp yi moo tax faj garab bi dafa baax ci ñu am ay maladie Parkinson ah oui waxtaan nañ ci Parkinson dafa baax ci ñi nga xamante ni dañu am luñ naan narcolepsie mooy koo xam ni waaw mook alam bokk nañ lool sax waaw ak suuruur donte suuruur ak olam surtout suuruur ci côté folie comme bii rek bii itam dafa baax ci koo xamante ni nii xel mi ku dof wala koo xamante ni nii dafay jeñeer dafay def ay hallucination moo tax ma tuddee garab bi lool parce que garab bi dafa am drogue xalaat bu bëgg xalaat nan lay deewee suba waaw non seulement loolu mais ki nga xam ne dafa mel noonu mooy koo xamante ni nii mën na toog di xalaat ni mu ngi gis gaynde loolu mooy hallucination di xalaat ni mu ngi ci géej moo ngi lab ak ñi nga xamante ni dañu am problème mu trouble comportement dof garab bi traité nañ ci ay nit yoo xam ne dañu dof carrément ñu wér parce que garab bi lu mu lay jëriñ mooy ñi nga xam ne dañu am problème mu xel mooy dof trouble comportement ñi nga xam ne dañuy foo leen fekk dañuy nelaw garab bi nag lim baax dafa su ko nit jëlee parce que xam nga nit cerveau su fekkee dafay nelaw dafa am ay phase dafa am nelaw bu léger bu yam ak nelaw bu xóot si nelaw bu xóot boobu mooy ki nga xam ne mu ngi dormir profondément dafa am lu ñu naan sommeil paradoxal maanaam nit koo xam ne nit buy nelaw moo ngi nelaw mais am na lenn ci partie cerveau bi loo xam ni nelawut waaw moo ngi nekk en activité wolof di ko wax nelawu lëkk donte moo ngi nelaw bu xóot amul nit sax warta nelaw te amul sommeil paradoxal parce que su fekkee moo ngi nelaw entièrement cerveau bi yëpp nelaw loolu mooy indi feebaru Parkinson yi wala mu indi ak ndof nit ki perte contrôle am dootul am xel donc cerveau bi faw muy liggéey parce que xam nga sëñ bi cerveau muy yuur muy neurone neurone yi seen liggéey mooy dañuy jàllale ay xibaar waxoon naa la ko suñu jëlee xibaar fii jàllale ko diggante ñaari neurone nag loolu mooy synapse am na fu ñuy daje pour xibaar yooyu mën a soppeeku mën a kenn ku ne weccoog sa morom ak xibaar ñu jël xibaar yooyu itam dañ koy codé ni nga jëlee sa téléphone xam ne téléphone booy jël WhatsApp da nga gis ni WhatsApp bi dañ ko codé de bout en bout mais dafa am traduction mu mën a traduire message boobu en message chimique léegi nag neurotransmetteurs yi jàllale ko ci ay cellules yoo xam ne cellules yooyu daal di jëf jooju daal di doxale noonu léegi nag garab bi ku koy kii dafay stimuler les neurones dafay dimbali neurones yi te dafa baax sur les maladies neurodégénératives ndax hyoscyamine bi ci nekk mais ma wax la dara danger bi ci nekk danger bi mooy garab gi déjà drogue bi ci nekk ci garab gi dañ koy tuddee drogue violeur li tax ñu tuddee ko lool parce que garab bi tey sëriñ bi mën naa la ci defal loo xam ne waaye nag nit ku ko xamul di ko jéem a def nit sax mën nga ko rey parce que mën na indi nit ki am arrêt cardiaque wala baisse de tension wala température am wàcc bu baax a baax li ko waral mooy garab bi hyoscyamine bi si nekk ak tropane bi ak scolopamine bi ci nekk ñoom yooyu yëpp
ay anesthésiant lañ maanaam dañuy anesthésier sédatif lañ dañuy dalal. mais su fekkee da nga récupérer drogue bi ci nekk. ñu tuddee ko drogue viol. moom amul cafka amul xet tey boo tegoon fii sa ndox wala sa boisson su ma la ko ci defaree moom hyoscyamine bi drogue bi. mën nga ko naan te doo ko yëg li tax ñu tuddee ko drogue viol parce que nit ki su fekkee ni dafa toog ak jigéen wala mu toog ak koo xam ni bëgg na ko sàcc. moo xam nu mu ko bëgg a sàccee bu jëlee drogue bii nekk ci hyoscyamine bi nekk ci hyoscyamus bi. su ko defee ci ndox bu ko naanee nit ki dafay nekk en état de veille day yeewu mais du conscient lépp lu mu ko def loo dina ko def ba mu ñibbi këram sax bu deful ndànk du ko fàttaliku. léegi nag ñun garab bi ni ñu siy fajee ñi nga xam dañu am trouble comportement mooy ñi nga xam ni vraiment mënatuñ nelaw dañ leen di jox pour ñu mën di nelaw. d'accord. surtout dafa baax ci système nerveux parasympathique parce que système nerveux parasympathique bi mooy tax doomu aadama ki moom ci boppam. système parce que ñaari système nerveux la am na sympathique am parasympathique bi mooy tax nit ki su fekkente ni moom. parce que parasympathique bi dafay favoriser nit ki ci muy xeex ci muy cerveau bi di gën a liggéey. parasympathique bi nag dafay noppal système nerveux sympathique bi parasympathique bi wàññi sakkanal énergie yaram bi wàññi tension artérielle yi ak rythme cardiaque moo tax garab bi ñu am tachycardie ñi nga xam ni seen xol dafay bëmb dafay dox lu bari. mu mën leen indil xëm. wala ñu am ay malaise ñi nga gis ñu am ay malaise tachycardie la mooy xol bi day jekk emballé wu def rythme cardiaque bi ak pression bi yokk bu ko defee nag garab bi su fekkee nit ki moo ngi koy utiliser dafay régulariser loolu système nerveux parasympathique bi économiser énergie def baisse rythme cardiaque bi ak tension artérielle yi nit ki mën a tranquille ci xob bi wala ci reen bi toujours. ci reen bi ak tige bi parce que garab bi yëpp. reen bi ak tige bi. garab gi yëpp xob bi li ci nekk ci ay ferñeent daanaka ay 0,0 nangam bariwut. d'accord. xob bi li mu gën a mën mooy à usage externe. ak itam nga suuroo ko ci ku am asthme. même ñi nga xamante ni dañuy am ay hallucination di gis. boo leen ko suuroo moo tax dinaa la jox benn secret tey. bëri na lu ñuy wax ni lii. su ko nit suuroo mu dàq jinne mbaa mu dàq dëmm yooyu baat yooyu ndax ñun jinne lañ gëm waaye gëmuñu ne leneen am na lu dul nit ak jinne nga jël cuuraay bi nga suuroo ko ñu ne cuuraay bi dafa baax. Sénégal moo amoon ci grec yi moo am ci tubaab yi moo am ci ñi nga xam ni njabarkat yu mag yi njëkk ya garab bii daan nañ ko utiliser suñu ñëwee yow jox la ci Mouhamadou Mansour lu bari. nga commencé gis ay gaynde commencé gis ay biddéew wala ñoom ñu utiliser ko parce que garab bi ku koy naan da ngay am fit. dafa jege tuuti cannabis mu yàmba. moo tax nag bëgguma woon dugg foofu sax ndax dama am gaa yu dëgër fit. mën nañ ko jéem a jël tox ko mais lu garaaw la moo gën a garaaw yàmba c'est-à-dire fi ñu doon ni sëñ bi kii koy tox beneen place ngay nekk. kon sa sow yandoo ak kati jantal. waa soriwul mais kii dafa gën a nekk drogue. ok gën a mën a liggéey ci yaramu nit nag am na ay am na toxicité bu fort nag. moom dafa gaaw rey nit moom garab gi. garab gi tey man. su ma la waxoon ne lii laay def ci 10 litres pour mën ko def infusion da nga naa ma du saf ma soog ko mën a jël nag boole kaag yeneen xeetu garab. te pourtant nangamu 0 wala 2 grammes bi may def ci 10 litres. day am ay résultats. am na ñu doon faj ñu am ay démence parce que trouble comportement am na ñoo xam ne tey da nga leen gis. am na ñu koy am sax duñ ko xam. duñ ko xam mais da ngay gis koo xam ni dafa wéradi yaakaar na ni ñëpp moom la ñuy complot yaakaar na ni ñëpp moom la ñuy waxal. loolu trouble comportement. am na si ñoo xamante ne ni dañuy jékki-jékki reetaan di def ay grimaces am na ñoo xam da ngay jékki-jékki ñu gis am rage soxor am violence. mën a xeex ak nit mën a gaañ yooyu yëpp ay trouble la yoo xam ne hyoscyamine bi nekk ci hyoscyamus bi. nga xam ne dafa mën a régler le système nerveux central ak moelle épinière bi système nerveux sympathique bi ak parasympathique bi. ci mu dal garab bi hyoscyamus moo ko mën seulement homéopathie la parce que garab bi lépp lu muy faj. dana def safaanam en même temps dafa contradictoire mooy li ma la tey mën na màndiloo nit mën na dofloo nit comme mën na faj nit ku dof. dafa am lu ci nekk yoo xamante ni ba pare
spasmolytique la c'est-à-dire garab bi dafa baax tam ci ñi nga xam dañu am ay crampe estomac. Ah bon? fi ñu toll ni xob yi mën na ko soo ko infusé dafay dindi. dafay relaxer dafay yàwwi. dafay bàyyiloo muscle sidit yi nekk ci mbàq doomu aadama parce que mbàq yi dafa am ay sidit yooyu dañuy liggéey. léegi nag su fekkee ni activité intestin bi su fekkee dafa bari ba mbàq bi di contracté wu. contraction bu metti nga gis nit ki am ay crampe ci abdominal ci biir bi su utiliser garab bi rek daf koy relaxer ci saase garab la goo xam ne nu biir nit metteem bu ko utiliser à la minute mu bàyyi te dina ko dimbali itam ci acidité bi ci mu régulariser ko ba du mën a génn acide bëri du am ay reflux gastrique du coup dafa baaxaale ci problème mu estomac du coup dafa baaxaale ci problème mu reflux gastrique mais en même temps dafay faj lu ñu naan ay amygdale ak angine. Ah ouais? garab gi noonu la baaxee exactement ci lu jëm ci problème mu infection pulmonaire mais surtout asthme wax naa la dañ ko ci suur mais ni muy régulariser système nerveux bi anti-inflammatoire la. dafa baax ci bronche yi ak bronchiole yi itam daf koy tijji kon ci tënk Mouhamadou Mansour garab bu bari njariñ. Ah oui. waaye garab bu li tax ma tuddee ko jeneer. jeneer mooy olof bi xamu ko. te am na noo koy utiliser léegi nga commencé jeneer ay mbir. waaw léegi rek amul c'est-à-dire on a fait l'expérience ak ay nit boo ko utiliser ci benn kii da ngay commencé gis ay affaire amul sax demal maa ngi ñëw. comme ni mu mën a fekkee kuy jeneer mu taxale ko ak moom. da koy tàqaleeg moom parce que dafay agir ci système nerveux bi. tout à fait. dafay agir ci système nerveux bi dafay dimbali nit ci mu dal dafay mais noonu la baaxee ci ñi am problème mu cardiaque. tachycardie ñu am insuffisance cardiaque parce que dafay régulariser système cardiaque bi. daf koy dalal reen bi garab gi yëpp reen wi ak car wa sànq wanoon naa seen bi car bi xale bi xam fu nga de amoon nañ ci tuuti di nga ko gis ci écran bi car wi tige bi. waaw. xam nga xob bi day ñëw. tegu ci tige bi. car woowu muy bant ba. ak reen wi. amul looy faj ci garab gi boo ko ci utiliser wul doo ko am. donc hyoscyamus bi mais forcément da nga koy boole ak yeneen. su fekkee ni di nga ko booleeg leneen su fekkee ku ciy faj nit ku dof la. bu dee ku ciy faj am doom la parce que nee naa la garab la bu baax. ci nit mën a am doom. ci nit mën a am doom góor ak jigéen parce que dafa baax ci hypothalamus bi ci hypophyse bi nekk ci suufu hypothalamus bi. di baax ci production follicule. LH ak FHS. baax en même temps. ci hormones yi nga xamante ni mooy hormone œstrogène yi ak testostérone yi parce que li mu baax mooy dafa baax ci testicule waaye yàlla ku góor ki daf koy stimuler dimbali ko ba mu mën a xelli ba mu mën a liggéey ma jox la wax la nag lenn nit dafa am lu ñu naan liquide séminal ab jiwu waaw bu nekk ci prostate bi góor liquide séminal boobee mooy xamb ci la nit di mën a jël nag testicules yi ak testostérone yi mën a liggéey comme usine la rek. mën a liggéey fabriquer ay spermatozoïdes. yu mat yu baax yu bari yu am xet gu normal ba mën a dem ci nen yu ku jigéen ki nga xam ne itam œstrogène itam dafay stimuler dafay matal. nen yooyu pour ovulation bi mën a normal. ovulation boobu nag bu amee. nen boobu ak spermatozoïde bi mën a daje. ci biiru ndaw si pour njaboot mën a sasu. léegi nag su fekkee nit ki dafa am trouble ci xel mi. su fekkee nit ki hypothalamus bi doxul. su fekkee nit bi côté environnement bi fi mu dëkk rek am na ay jafe-jafe wala am na jafe-jafe ci jëmmi boppam wala ay xalaat. booy xool ñi nga xam ne dañu am ay démence ñi nga xam ne dañu dof ñi nga xam ni dañu am narcolepsie ñi nga xam ne duñu xalaat dañuy am jafe-jafe xel. en général déjà garab yi ñu leen di jox ci les produits chimiques dafay tax du ñu am doom parce que dafay yàq waaw sécrétion ak production hormones yooyu. tout à fait. hormones yooyu nga xamante ni ñoom ñoo mën a tax doom am mais en même temps itam dafay tax hypothalamus bi du liggéey normal. d'accord. moo ngi mel ni maa ngi koy ñi nga xam dañuy jël les aphrodisiaques. mooy garab yi nga xam ni ay garabu. ñu ne garabu tubaab la day tax nit am ngóora garab yooyu xam nga dafay forcer système bi.
waaw ñooñu itam en général bu ñu ko jëlee quelques années. bu ñu demee ba am yenn âge yi dootuñu mën a am doom parce que dafa commencé yàq hypothalamus bi commencé yàq hypophyse bi ba sécrétion hormonale yi du am normal kon nga gis ni garab yi dafa jar a def attention. ah oui mais garab la yoo xam ne Hyoscyamus bii may wax li tax ma indi ko Sénégalais yi tuddee ko jeneer parce que dañ ci def ay gëstu yu yaatu. alors def nañ ci ay gëstu yu yaatu c'est vrai que bariwul Sénégal mais ci gëstu yeeg niñ koy luñ bëntu lan am na fii sax dafa am moment. waaw mais dama bëgg a xam bio Kenya cabinet bi lan la ci waaj fi nekk nii ci wàllu quantité pour mën a rassurer nit ñi parce que li mu ëmb ci njëriñ bëri na te ñi seetaan émission bi daañu am xemmemteefu gën a lawal seen paj ci bio Kenya. waa dañ si defar benn garab. buñ tuddee H23. H23 parce que molécule hyoscyamine bi moo tax ma bëgg ñu xam ni boo leen gisee bio Kenya am garab yu tudd H44 am garab yu tudd H32 am garab yu tudd C15 ñun on travaille ci ay molécules bio. molécule yooyu bio Kenya daf ko saytu xam ko. hyoscyamine bi formule moléculaire am mooy le C17H23NO3 kooku ñu jël H23 boobu. tuddee ko garab bi mais ñun garab bi ñu ngi si gën a faj ñaar. ñi am problème mu am doom dañ ko ci faj. waaw dafa nekk accompagnant ak sunu H44 bi mais ñoo ngi siy faj ñi nga xam dañu am jafe-jafe ci wàllu xel ci insomnie. ci ñi nga xam ne seen nelaw daa ëpp fu ñu toll day nelaw ndax loolu feebar la. mooy narcolepsie bi ma la wax. fu ñu toll dañuy nelaw. ñi nga xamante ni dañu am dépendance ci drogue dama ko ciy faj. fexe ba nit ki dootul am yëg-yëgu drogué wu. kon moom am na fu mu taqaloo ak dimb. waa xam nga dimb dafa am benn acide bu ci nekk. acide nicotinique. mais acide boobu du moo nekk fii kii da lay dimbali. ndax hyoscyamine bi ci nekk. ba pare sédatif la day dalal nit ki en même temps xam nga ñi xam dañuy drogué wu. suñ leen joxee ci acide nicotinique bi. dañuy baax ñu jox leen loo xamante dañuy dal parce que am ñoo xam dañuy agressif. garab gi ku agressif di tëb di dal di bañ a nelaw. mën nañ la ci jox dose boo xam ne da ngay tëdd nelaw boo yeewoo da ngay dal. en même temps dañ lay permettre sa cerveau reposer sa xol reposer nga gën a dal. moo tax hyoscyamine bi ak acide nicotinique bi yëpp dañ ciy liggéey. mais ci ay angle yu wuute. parce que léeg-léeg nga yor malade boo xam ne nanguwut a nelaw nga jox ko ay drogue naturelle mu tëdd nelaw amul benn garab bu ñuy la lu médicament chimique mën xam nañ ban plante la ñuy utiliser pour nit ki bu dee dañuy yor un drogué wala ku dof ku bañ a nelaw ñu jox ko mu nelaw amul benn garab boo xam ne tey nit a nga koy defar moo xam ci cancer la moo xam ci am doom te bio Kenya actuellement liggéeyul ci ay molécules yu naturelles parce que dama lay fàttali leen nit ki su fekkee dafay utiliser ay produits chimiques. dafa yàq système immunitaire bi. day yàq doole doomu aadama su fekkee ne dañ ko jox ci molécule bu naturel mën ko doser te doser nañ garab yi parce que bio Kenya defe naa léegi jeexal na ci ay problème mu dosage maanaam en Afrique bio Kenya munoo gis benn société bu ëpp doole bio Kenya ci côté dosage benn si sunuy partenariat benn si bio benn si côté sunu expérience benn ci côté protocole sanitaire bi ñuy def. ak résultat bi ak protocole bi fi ñu toll nii boo demee Liberté 6. ñaata fichier moo fa nekk ci ay garab yoo xam nit jël nañ ko effet indésirable yi effet secondaire yi bénéfice yi lépp def nañ ko si kon bio Kenya c'est des professionnels. tout à fait yoo xam ni du Serigne Gora Seye kese lëkkaloog ay borom xam-xam ay kilifa ci ñu mën a liggéey ngir lan benn Sénégal. mën a développer l'Afrique. et que santé xam nañ ne lu primordial la lu jiitu la nit ki mën a am wér-gu-yaram bu baax a baax. mu doon lu am solo ba tax na sax ci FIARA bi nga xam ne actuellement mu ngi am ci foire bu Dakar am nañu fa benn standing boo xam ni li ñu ci jublu mooy présenter leen produit yu am solo yi nga xam ni non seulement dafa lalu ci wàllu xam-xam xob xas reen waaye dañu ko innover. def ko ay molécules ay protocole sanitaire yu am solo yoo xam ni bi ñu ko tënkee innovation bi ci am sa tee bu set sell lool ak yeneen ci wàllu sax chaque jour dama ciy forcer sëñ bi ci wàllu complément alimentaire am na fa ay Yaforme ak Finforme ak yeneen ci ay xeetu produits incha allah ci ay gëstu yoo xam ni bio Kenya dana gën a approfondir incha allah daañu dem ba ñi tawat ñi am diabète li ñuy lekk. ñi nga xam ni dañu leen aaye yenn lekk guddi yi
tout tànk yi xiibon yi ñi nga xam dañu am yenn xeetu feebar Bio-Kenya incha allah dana gën a xóotal ci gëstoom ba yéen sax dootu leen am jafe-jafe ci lu ngeen di lekk parce que tawat yi nga xam ne yenn saa yi ñu aayale pat yenn saa yi ñu aayale diw yenn saa yi daañu fexe incha allah ba àndandoo ak yéen ba ci sax même lekk gi ngeen di lekk dafay nekk lekk goo xam da ngay suur ba noppi prévention lay doon parce que dem lekk ba suur baax na kulu washrabu wala tusrifu nag lekk loo xam da ngay indil sa bopp tawat nag daanaka musiba la du ko jar ba tax na sang bi ñu ngi ciy xalaat bu am ñu ngi ciy xalaat yu xóotu xóot ma bàyyi la nga sànni ci ay kàddu tàgguwaale mbokk yi ñuy seetaat na. waaw Cheikh Mamadou Mansour xanaa tàggoo bi mooy gërëm la gërëm mbokk yi seetaan di wax ne xam naa nag beneen édition bi foo nga dugalaat ma ci àll bi. waaw namoon nañu ko ñu dem xooli garab yu bari. dëgg la. mën ci def ay waxtaan. dëgg la ndax yu disponible la ci àll bi. xëy na nawet bi nag si la àll bi di gën a neex sax nag waaye mën nañ dem def fa ñetti émission ga mën a leeral askan wi. ndax am na plante yu bari nit ñi war nañ ko découvrir waaye ma fàttali leen ne Ios siamis bii di jeneer bi may waxtaane ñu maytu ko garab bu dangereux la garab la boo xam ne professionnel rek ko soxla sax koo xamante ni vraiment am nga loo war a régler ci plante wala am nga koo war a faj parce que ku am douleur yu metti ba mënu ko supporter sédatif la mën nañ ko jox mu dal mais foo nga nekk un professionnel un vrai phytothérapeute pour mën a utiliser garab bi kon asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah ni ko sang bi waxee incha allah daañu commencé waat dugg ci àll bi bu baax a baax gën ko xóotal nag bari na ci émission yoo xam ne aussi mu ngi sur le net mun ngeen ko te seetaanaat di ci gën a gëstuwaat waaye même ci biir émission yooyu parce que am na kenn ku ñu demandé woon ñu defaat émission Dakar defe naa def nañ ko sax 2 fois te bu mujj bi gis nañu évolution bi ci amaat xam naa ni dina am lu mel ni si dem am na ñuy demandé ñu defaat ko parce que biñ ko doon def xaw na guddi ci àll bi te caxat xam nga dañ ko boole woon ak Dakar ak darkase ci benn émission donc war nañ ko détaillé tas ko am na yeneen garab yu nekk ci àll bi yoo xam ni laalu ñu leen defe naa ni nepp aussi tuuti lañ ci jotoon a waxtaan waaw bari na daal incha allah yoo xam ni dañ ci dellu soit guy aussi daanaka amul numéro boppam dañ ko boole woon ak sump ak rat boole ko itam ak suuruur te guy daanaka ni nga koy faral di waxee pharmacie africaine la ok sang bi ñu ngi lay sant bu baax yéen tam ñu ngi leen di sant seen collectif gi ngeen am ci Al Irshad moo ñuy pousse di ñu gën a ñaax saa su nekk di firndeel collectif gi ngeen am ci Bio-Kenya ngir gën a génne xam-xam bi nga xam ni moom la sang bi am yéene baaxee leen ko chaque jour ngeen di jariñu numéro téléphone am mooy 77 683 21 21 ñu ngi leen di sant bu baax di leen jox dox daje aljuma bi ñu dëgmal ci beneen numéro ci seen émission Al Irshad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu